gis nañu le président Alassane Ndoye le maire Alassane Ndoye xëy na dafa am ay xat-xat ak ay ndog-ndog moom moo tax mais wax dëgg yàlla ñun gis nañu jàppale yi nga xamante ne mi ngi koy jàppale vraiment handicapé fii ci commune Diender di leen ci encourager encore une fois te di leen dollee aussi dénk aussi l'association aussi des handicapés de Diender pour que ci seen i budget yeeg ci seen plan d'action yeeg yooyu yëpp ngeen di def pour que ngeen mën ñu cee jëlal en compte préoccupation personnes handicapées donc monsieur le maire nous vous remercions très vivement. wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ci seen teewaay fii tey ci Diender di leen dalal di leen xamal ni ñu ngi am mbégte ak kontante ngeen taamu sunu commune bi di commune Diender ngir def fi cérémonie bu am solo bi bu jëm ci mbiru jàppale way néew doole muy way laagoñ ak bu mu ci mën a doon ñuy fàttali rek ni commune Diender commune la boo xam ni dafa sóobu ci jàppale catégorie sociale boobu nga xam ni dafa nekk catégorie vulnérable may fàttali ni bu yàggul rek ci seen ndaje mi ñu mujjee def yëkkati woon naa fa kàddu ci turu maire di leen jottali suñu yéene ak suñuy mébét ci taxaw ci lépp loo xam ni dina leen jàppale di leen jox seen place bi nga xam ni war nañ ko am ci biir société bi rawatina ci biir commune Diender tey nag occasion la ci bés bii nga xam ni teraanga yi ngeen fi indi muy aw jiwu ak engrais ak lépp luy dem ci mbay tukkee ci ONG bu ñuy wax daaw jaar ci yéen ñëw ci jóge ci fédération des handicapés du Sénégal yegg si fii ci Diender ñu destiné ko agriculteurs yi nga xam ni ñoo bokk ci mbootaay handicapé yi nekk fii ci commune Diender te Idi Sow mii jiite ko ci kaw loolu ñu ngi am mbégte di leen dalal fii ci commune Diender di leen ci gërëm nag ndax it catégorie la boo xam ni ñu jar jàppale lañu te képp koo xam ni yaa ngi ciy dugal sa loxo di ñu ci dimbali ci jàppale gi ñun mënuñu lu dul di la gërëm di la sant ndax da di catégorie boo xam ni yàlla xam doy na dañ leen a xaw a sàggane as lëf ci ni ñu leen di taxawoo ci biir société bi loolu daal mooy li nga xam ni doon naa ko tàbbal à l'entame ci cérémonie bi ngir ñu gunge ko waxtaan wi nga xam ni tey moom la ñu naal fii di gërëm yéen yi nga xam ni yéen suñuy gan teew fi tey daal di accompagner teraanga jooju di gërëm fa mu jógee di gërëm maire di gërëm bépp koo xam ni contribuer nga ci di gërëm it handicapé yi nga xam ni ñoom lépp ñooy ndey mbili ji lépp lu ay ñooma maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. comme ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm yéen gan yi di aussi nuyu bu baax monsieur le maire bi nga xam ne mu ngi nii moom bis mu nekk taxaw la sunu mbir ñun personnes handicapées yi dañuy wane ne lii moo tax ñi booloo ndaxte gouvernement bi société yëpp ñoo ne booloo leen ñi jàppale leen booloo boobu nag si la ñu booloo di wax suñuy projet li nga xam ne moom la ñu bëgg parce que li ñuy wax mooy inclusive maanaam dañuy war a participer si lépp lu nit di def rek muy si aju si développement dañ si war a participer donc lii si la bokk mooy mbéy mi ndax lii nii bu ñu ko béyee maanaam du handicapé bi ko béy rek moo koy lekk dina ko séddoog ñeneen ñi bare loolu la ñuy wut rentabilité boobu donc lii dafa doon loo xam ne rek benn jéego la boo xam ne dafa jëm si ni ñuy def améliorer condition de la vie des personnes handicapées ngir ñoom ñu jëriñ askan wi jëriñ seen bopp jëriñ seen waajur jëriñ seen i mbokk maire aussi mu ngi si jàppale bu baax wax fu ñu si toll rek mu ngi si def loxoom di ñu jàppale di ñu tette ba amuñ si benn tiitukaay sunu xel dafay kii ñeme nañu bu baax ndax nee nañ mbër bu ñemee dafa am ñu ko jàppale donc ñu ngi gërëm bu baax maire
di gërëm délégation bi fi ñëw yëpp muy président Youssouf Faye ak représentant action sociale régionale ak ñi fi nekk ñëpp daal du ma lim donc ñu ngi leen di gërëm ci turu nit ñi ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yi di rafetlu jëf ji jërëjëf. wax nga jàllal na ko maire di rafetlu bu baax dalal bi nga xam ne dalal ngeen na ko fii ci biir commune bi di nuyu tamit président bu fédération monsieur Youssouf Faye di nuyu bu baax waa action sociale yi nga xam ne ñoom lañ àndal mais tamit di nuyu di sargal bu baax ki nga xam ne mooy Idrissa Sow ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko biir Diender lépp loo xam ne dafay jëmale kanam ñi nga xam ne mooy waylaago yi kon ñu ngi koy sant bu baax ñi fi jot a jaar ñëpp ku nekk wax na taxawaayam bi nga xam ne mi ngi koy taxaw ci lépp loo xam ne rek mi ngi jëm ci waylaago yi pour ñu war a jot li nga xam ne mooy seen àq ak seen yelleef léegi Bassi wax na ko projet bi dafa am nu mu tëddee li tax tey li waral lii am daf naan dafa jaar ci cadre benn projet tey mu république allemand lëkkaloo ak bu Sénégal ñu taxawal projet bi nga xam ne tey jii fédération nationale fédération régionale ñoo koy piloter au niveau de la région buñ ko waxee nag projet bi dafa am ay bànqaas man mii tey di Abi Cissé jiite loolu ñuy wax comité de pilotage comité boobu nag di piloter en même temps di orienter di suivre aussi tout ce qui est projet si biir tout ce qui est activité si biir projet bi kon dañuy rafetlu loolu bu baax di am tamit kontaante ñëw fekk association bi am organisation bu toll ni mën a tibbee ci lii nga xam ne ci biir projet bi li pour ñëw jox ko ñi nga xam ne ñoo ko moom lëkkaloo ko nag ak commune bi tamit dañ leen ci sant ndax tey jii ñun lii nañu bëgg ñëw fekk suñu organisation yi am partenariat bu étroit ak commune yi ndax dina leen yombal seen dem ak seen dikk dina leen yombal aussi itam li nga xam ne si na nekk Bassi wax na ko léegi aussi itam ñu leen di sóoraa si budget yi jéem a seet bu ndee voté budget yi naka la ñuy def ba mooñaale ci suñuy préoccupation kon loolu itam dañ leen koy dénk monsieur le maire ngeen xam ne am na ki couche bu vulnérable bu fi nekk boo xam ne itam dafa laaj tey ñun lépp loo xam ne indi nañ ko pour commune bi jàppale commune Diender la ak ñeneen ñi nga xam ne jóge nañ fa tax lii tey ñu def nii def nañ ko à Thiès def nañ ko Diender te fas yéene nañ ko def tamit ak Kayar kon dañuy ñaan commune yi bu baax ngeen jàppale suñu ñi nga xam ne tey jii ñoo yor organisation yi fii ndax loolu dina leen faciliter seen liggéey dina leen ko faciliter ci bu baax a baax a baax kon di encourager aussi tamit les bénéficiaires mooy lii ñu leen jox jumtukaay la dañu leen ngeen dem liggéeyi parce que tamit loolu tey ku la wan ni ni nappee ku la may la xaalis def naa ni wan la ni ni nappeel moo ko gën kon lii tey jumtukaay la boo xam ne boo leen ci jàppoo jaaral fi ngeen war a jaar amaana di ngeen ci bénéficier wu seen i njaboot dina ci bénéficier wu ñem ñu nga xam ne xalaatul leen woon sax mën nañ ci bénéficier ndax mën nañ dund ba ñi nga xam ne sax tey ji ñeneen ñoo xam ne amuñu laagu mën nañ ñëw ànd ak yéen ci liggéey bi kon war na mën a yaatu kon nag ñu ngi leen di encourager bu baax a baax pour que ngeen fexe ba li ko tax a jóg ñu gis ko ci ndax loolu mooy objectif projet bi fexe ba améliorer qualité de vie des personnes handicapées ku ne améliorer nag mooy tey suñu nekkin gën a naat gën a sell gën a am fu mu tegu loolu moom moo tax ñu leen ci ñaax bu baax a baax ngeen jàpp ci lii ñu ngi rafetlu bu baax nag lii ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. di nuyu présidente COPIL di nuyu aussi président association Idrissa bi nekk Diender di nuyu aussi mbooloo mi di nuyu monsieur le maire ci dalal gi ñu dagal mu rafete ñun action sociale en fait li buñ ci wax tey dañuy rafetlu rek di gis ni tey waa daaw ak Fra dañu fekk suñu liggéey jàpp lañu si donc ñun mënuñu aussi lu dul di ko magnifier di rafetlu collaboration bi existé entre fédération bi di collaboration aussi bi existé entre technique entre daaw ak ñun entre projet bi ak ñun
tey jii journée réception bi ñuy def nii dafa nekk rek benn partie bu nga xam ne tey si suba def nañ ko fële à Thiès te fédération bi donc FRA jàpp ci suñu liggéey donc dañu fekk suñu liggéey ñoom ñu jàpp ci donc duñu mën a dul di rafetlu collaboration bi di rafetlu ànd bi di aussi magnifier vraiment Idrissa liggéeyam bi mu nekk di ko def parce que Diender sori na Thiès mais yaakaar naa ne du toog semaine bu nga xam ne yegsiwul bureau donc xool lu fu mën a am xool lu mu mën a indil fii donc lii tey liggéeyam ak détermination am ci la bokk voilà donc aussi vraiment collaboration boobu yàlla na fi ba ñuy am te aussi ñu interpelle toujours la commune de Diender xam nañu bu baax li ñuy def ci association yi mais aussi ñu ngi ñaan ñu yokk ko ba tey handicapé yi fi nekk gën a autonome voilà loolu daal la ñuy ñaan maa leen di gërëm aussi di leen sant voilà di remercier ñëpp ci teewaay bi donc je vous remercie vraiment. ñu nuyu maire bu commune Diender bi ak représentant am di nuyu bépp conseil municipal bu bokk ci maire bi di nuyu président Idrissa min fi fekk si ak bépp koo xam ne teew na ci cérémonie bu am solo bi tey le 31 décembre muy bés bi nga xam ni moo jeexal at mi xam nga at mi bi muy door président de la république daf ko tuddee woon année sociale mais bu ko tuddee année sociale moom bu ci amee yéene ñu nit ñi nga xam ni dañu nekk ñu bokk ci wàllu social war nañ ci feeñ ñun tam wane ni ñu nit nag indi nañu suñu pierre ci année sociale bi président de la république proclamé woon loolu tax ça tombe bien que tey jii nga xam ne année boobu mooy jeex tey le 31 décembre ñu ñëw def ci cérémonie bu am solo bi fii ci commune Diender muy remettre ay intrants agricoles sunu membres yi nga xam ne dañu nekk fii te di yëngatu ci wàllu agriculture agriculture nag bokk na ci lu PSE wax muy le retour à la terre heureusement que nag moom bi mu koy wax fekk na waylaago yi nekk ci loolu ndax xam nañu ne dellu ci suuf si béy dana bokk ci leen di suqali ëllëg pour ñu mën a yor seen bopp bañ a doon ñoo xam ne toujours dañuy yaakaar ni bu ndimbal jotee rek ci ñoom la war a jëm nu am ci yaakaar trop na ndax fii commune développement la tund Diender moom ku ko tudd rek xam ni kii wu développement la maa ngi koy wax sànq bi nu accès ma ne mosoon naa fi ñëw en 1986 ànd ci délégation Adja Mantoulaye Diène dans le cadre de la quinzaine des femmes keroog maay fàttaliku kooku daf ma marqué ba léegi présidente groupement des femmes boobu doomu Abdourahmane Ndiaye la waaw mu def fi keroog discours bu am solo ak am taxawaay bu am solo nekk une véritable femme de développement loolu daf ma inspiré ba nga xam ne man bu ñu tuddee Diender rek dama naan ñooñu ñoom c'est des gens de progrès loolu it feeñ na léegi ci discours représentant maire parce que wane na déjà que ñoom commune bi commune liggéey la waaye la commune la boo xam ne it nag waylaago yi fi nekk na beddiwul leen boddiwul leen ndax ñi ngi xalaat seen biir ci biir conseil municipal bi nun leen war a jàppale te loolu moom moo tax ba wax dëgg yàlla ñun suñu xel dal fii en tant que fédération départementale sànq présidente Copil wax na ko dafa am benn politique boo xam ni moom la àdduna bi yëpp juboo ni lii daal mooy stratégie boo xam ni bu ko gouvernement yi adopté daanu mën a jël en compte les personnes handicapées ci seen ay politique publique mën leen xeetali mën leen yeewi boobu nag programme boobu moo tudd la réadaptation à base communautaire muy maanaam waylaago bi dañ koy fekk fa mu dëkk ak lépp lu ay soxlaam ak ay itteem ñu jàppale ko foofu alors loolu boo xoolee dana éviter exode rural damay faral di wax ne RBC moom bokk na ci li nga xam ne exode handicapé dana ko wàññi ndax lu waylaago daan wuti Dakar wala daan ko wuti Thiès bu nu demee ba bu toogee ci biir fa mu dëkk am ko fa ci wàllu liggéey ci wàllu jàng ci wàllu projet financement wax dëgg yàlla dootu soxlaati dem di ko wuti faneen loolu nag RBC boobu base communautaire bi ñu ci wax dafa wane ni mbir la bu delluwaat encore ca biir communauté ba ndax waylaago bi ci biir communauté bi la bokk doom la ci jarbaat la ci borom kër la ci kon lépp luñ koy def nan ko àndante ak communauté bi mu bokk loolu tam maire yi war a xool ci seen nomenclature budgétaire nan lañ ciy dugalee rubrique boo xam ne day dem ci appui
au programme de réadaptation à base communautaire nga xam ne at mu nekk daan ci mën a def as lëf loo xam ni way laago yi daan ci mën financer leen ci ay projet ñi ciy jàng ñu mën leen ci jàppale ci ay matériels yu ñuy jànge mën leen ci jàppale aussi ci école yi ñuy jànge ñu def fa ay installation yoo xam dana tax ba way laago bi bu ñëwee du am benn problème pour déplacer wu ci école bi dem classe am jàng normalement ndax dugal way laago ci école benn étape la waaye nag mu des fa ak ay anam yoo xam ne mooy tax mu mën faa des loolu moo ëpp solo lu ne alors ba nga xam ni loolu maire yi aussi dañu war a jàpp ni RBC boobu dafa leen impliqué te lu jiitu loolu aussi la loi sur la décentralisation dafa waxoon ni action sociale compétence transférée la aux collectivités locales kon anam yooyu yëpp impliqué na leen pour ngeen jàpp ci heureusement que nag commune Diender comprendre na ko ndax ci information yu ñuy jot ci Idrissa au niveau du bureau de la fédération départementale xam na ni fii moom wax dëgg yàlla boddewul neen ñi ngi leen di jàppale ci seen ay aspiration yëpp di féliciter bu baax nag Idrissa parce que moom tam aussi bareyaan na njiit yoo xam ni dañuy dundee mbooloo mais duñu dundal mbooloo moom na day dundal mbooloo ndax bés semaine bu nekk comme ni ko SEDAS waxee léegi service départemental mi ngi ñëw service départemental di xool carte égalité de chance membre am yi fu nu toll di taxaw yenn projet yi ci formation yeeg problème de santé yi prise en charge santé yeeg yooyu ku mel noonu nag te souvent da koy def ci ay moyens wu boppam c'est important alors te loolu kon wane na ni président bu engagé la loolu moom tax dañ koy ñaanal rek ñu dem ba li nga xam ne moom lay doxal fii ci commune bi yàlla jàppale ko mu gën a dem à l'avant ñii nga xam ne nag mooy bénéficiaires yi wax naa sànq ni agriculture dafa am importance kon heureusement que yéen bi ngeen choisir ci projet bi nga xam ne moom la daaw financé ñu tuddee ko amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées vivant dans la région de Thiès heureusement que yéen bi ngeen choisir loo xam ne dafa jëm ci mbéy encore le terreau est fertile parce que da ngeen ñëw ci béréb boo xam ne mbéy dafa dox ngeen def ko fa ndax bareyaan na projet yoo xam ne dañ koy wàccee ci handicapé yi mu dox tuuti daanu c'est parce que duñu choisir lieu d'implantation yi xam nga dañuy seet ni fii projet baax na lool nga xool maanaam dëkk ba lan la ñuy teewoo booy def projet nga def projet ci anam boobu mais boo ko defee ci foo xam ne doxewul noonu ëllëg si bi day am problème dañu mës a recruter fële à l'Institut des jeunes aveugles benn élève bu dëkk Casamance Ziguinchor nu ni ko lan lay yóbbu nga def fabrication de brosse ak balai mu ne waa mais monsieur Faye ma ne ka mun ma Ziguinchor bu ma fa delloo balai du fa jar ndax ku nekk yaa yéeg si garab gi sa kër dafa sa ay balai ma ne ah mais attention kon nag yéen tam su ngeen di orienté ci xale yi dans les filières de formation na ngeen di tenir compte aspect boobu parce que wax na dëgg bu ngeen ko formé ci fabrication de balai et de brosse delloo ko Ziguinchor mais bu waa bu defaree balai koy jënd tout le monde est fabricant de balai et de brosse à Ziguinchor alors ma xam ni projet nañ ci xool toujours fi nga xam ne boo ko fa defee dana jëriñ parce que projet nag du caageenu activité buy mën a nii rek ñu ñëw xool ni voilà kii handicapé la mi ngi béy mi ngi def maraîchage ak yooyu mais rentabilité bi daf ci am solo ndax projet yi jóg yëpp pour handicapé liñ ci visé mooy autonomisation ñu dem ba handicapé bi mën boppam moom boppam kon nag heureusement que waa Diender ñoom gis nañ ni lii mooy seen réalité terroir ñu choisir projet bu mel noonu pour implanter ko fa ñuy ñaan nag yàlla na ci yàlla def xéewal yàlla na ci yàlla def xéewal yàlla na naat yàlla na nu dem ba nga xam ni les agriculteurs handicapés de Diender dañ leen di dégg fu ne ñu dem ba nga xam ni képp ku soxlaati yu mel nii bu boobaa boo koy commande doo xalaat fenn lu dul fii boobaa nag état bi jàppale leen ci boo fekkee ni par exemple am na ay école comme par exemple institut des jeunes bi am internat bu nu soxlaa ay tomate wala soxla la leen au lieu ñu dem di ko wuti ci commerçant au grand marché mais nañ def commande bi à partir des agriculteurs de Diender loolu la te daal di wàññi nag yenn critères yi parce que appel d'offre yi man dama yaakaar ni gannaaw handicapé yi ñu ngi yëngatu léegi ci yenn projet yi yenn critères appel d'offre yi dañ ko war a wàññi damay wax waa INEFJA ni leen waa yéen soxla ngeen balai soxla ngeen serpillère formé ngeen ñoo xam ne dañuy defar loolu mais bu ngeen ko soxlaa ngeen dem commande ko ci benn fournisseur alors que par exemple yéen ñii yéen a leen formé ma leen gis ngeen ñii bu nu delloo ci mbedd mi di yelwaan yéen vous êtes yéen a jëkk commettre faute bi waaw parce que bu fekkoon ni seen production yii yéen a ngi koy jënd kon tey bu boobaa dunoo am ay mévente man dem naa Mali dafa am
aveugle yi dañuy def fabrique de craie mais keroog ba nu commencé génne ay craie le président de la république jël décret ni bu nu jëleeti benn craie ci biir àdduna bi di ko indi fii éducation nationale bu soxlaatee craie na commande ci fabrique craie bu handicapé yi loolu tax chaque année ils ont un chiffre d'affaires de plusieurs millions loolu nag le gouvernement war a def ñun tam aussi suñu plaidoyer ñun association yi mooy loolu nañoo gouvernement bi lu mel noonu sooy defar ay livres ay couverture ak yooyu au lieu nga dem imprimerie mais y a les handicapés moteurs yi nekk fii di defar ay couverture ay reliure mais adressé la si ñoom mais de noonu doo dem ci keneen loolu nag dafa war a bokk si suñu combat gis nga inclusion du caageenu rek voilà yéen handicapé yi léegi fu nuy nas ak di nocc yéen a nga fa teew waaye nan fa teewee aussi ak revendiquer li nga xam ne mooy sunu mbiru bopp ak sunu cër ci réew mi ñu jox na ko alors yooyu daal laa amoon lu may wax monsieur le maire di la gërëm encore une fois di ñaan seen maire bi lépp lu mu yaakaar ci ndam ci seen mandat bi yal na ko yàlla defal di ñaan aussi li ngeen def ci Waylaago na continuer ndax lu am solo la sa yonent yàlla Moussa dafa mës a laaj yàlla ndax gërëm nga ma yàlla ni ko laajal ndax sa néew ju doole réew gërëm nañ la kon xam ngeen ni yàlla fa mu teg néew ju doole réew néew ju doole cib réew képp autorité bu leen jàppale yàlla gërëm na la yàlla na ngeen bokk ci ñooñu alors di leen souhaiter nag une bonne fin d'année 2018 di ñaan aussi lii ñu fi joxe tey yàlla nañ ko jëriñoo et te xam ni c'est un petit pas yeneen a ngi ñëw ci gannaaw merci